asalaamaaleykum mbokku Gandiaye Info TV ñu ñëwaat ak yéen ci beneen numéro bu bees seen émission bi di salon d'honneur te ñu dalal ki nga xam ne ni mooy monsieur Omar Diop nekk conseiller spécial bu maire bu Gandiaye di Pape Sondé Diop nekk aussi agent d'administration ci gouvernement bu Kaolack monsieur Diop nuyu naa la. oui ñu ngi lay fay monsieur Diop. monsieur Diop tey nga nekk suñu gan avant ñuy démarrer rek ñu jaajëfal la parce que aussi le fait que nga permettre ñu mën a toog ak yow waxtaan ak yow. parce que am na ñu fi aw am yoo xam ne jooytu nañ ko te aussi pour ñu amoon réponse il faut ñu gis koo xam ne jege na maire bi nga nangul ñu ko loolu dana ci remercier d'abord juste pour ñu commencer dañu ñëw rek si li nga xam ne nii mooy li gën a lëmbee mbir yi parce que bi ñu annoncé sa invitation ñu bëri demandé ñu si ay questions surtout si Facebook bi ñu ñuy suivre ne nañ la laaj lu jëm si wàllu lotissement yi parce que dañoo gis ne coow am na si nit ñi ñoo bëgg suuf wala dañ ko awale wu lotissement yi fi ñu ko war a awale wala problème bi fan la carrément. ok maa leen di gërëm maa lay gërëm di la sant vraiment di la delloo njukkal di la ñaanal maanaam lii yàlla na gën a jëm kanam donc boo ma posé question ci lu jëm ci affaire commune Gandiaye ak question bu mu munti doon loo xam ne dund nañ ko wala xam naa ko dinaa la ci tontu. donc man je ne suis pas pratiquement dans la mairie du ma conseiller donc man conseiller spécial au maire la donc tout ce qui est administratif tey jóge ci mairie bi loo xam ne ci décision maire lay jógee bon ñu war ko mën a def loolu ci niveau conseil yi ak ñi nga xam ne ñoo yor commission wu lu mu ci commission bu jëm ci affaire waaw commission domaniale ñoo ci gën a am maîtrise quoi donc quand daal nag boo ma laajee ci loolu nit ñi nag li ngay wax nii damay dugg ci dëkk bi damay dégg lu ne mais li ma doon mooy maire bi ak commission ba ña nekk ca commission ba rek ñoom ñoo la mën a leeral la ca nekk donc je vois pas gisuma ne am na lu ca nekk pratiquement nit ñi dañuy wax rek mais nag lu ñu naan nit moom bala nga ko indexé nga jege ko ba xam lu ca nekk waaw donc du man du suma prérogative moo ñëw toog di wax waxu lotissement. waaw ok mais doomu dëkk bi nga bokk ci dëkk bi tey ñi nga xam ne am nañ gis nañ ne am na lu si awul yoon ñun ban conseil nga ñu ak yan démarche la ñu war a mën donc xam boo nekkee ci dëkk lu ñuy def sa dëkk ba ca nga bokk boo gisee ne ñu ngi def benn affaire am nga ci lënt ba te amoo lu la leer yow doomu dëkk bi jegeel ñi nga xam ne autorités yi nga xam ne ñooy def loolu au moins parce que la ñuy def ci dëkk ba pour yow la jarul toog di wax jegeel ña nekk ca loola laaj leen surtout le maire il a sa porte ouverte boo ko laajee dina la expliquer exactement li ci nekk donc moom defe naa dafa jóg pour defar waa Gandiaye su dañ jóg pour ànd ak moom pour mu defar lu ci nekk rek comme ñoom lay defaral te moom aussi boppam lay defaral donc li ci nekk boo toogee moom laaj ko dina la leeral waaw parce que ki nga xam ne yow yaa ko teg foofu pour mu defaral la bu defee wala mu ñàkk a def dama jege ko laaj ko ne ko man kat dama la doon def loolu lii fan la toll wala noo defee ci lii donc defe naa ne bu ñu defee noonu dinañ am information quoi moo gën fu ñu toog di wax loo xam ne peut-être nekk na wala nekkul daal. kon li nga suñu jàppee sa wax fekkoon mën nañ ko tënk day mel ni ñi nga xam ne ku si nekk am nga si loo xam ne gis nga ne lënt la nga dem directement vers la mairie wala vers monsieur le maire en personne di nga si dina am lu la leer. absolument ok loolu mooy sa tontu jërëjëf. bu loolu weesoo aussi si ginnaaw defoon nañ benn reportage ak Mama Khady Ndaw muy ku bokk si ñuy liggéey si dispensaire bu Gandiaye bokkoon na si lim jooytoon muy que ni ñoom def nañ ëpp 48 ans defe naa si foofu noonu mais du contrat du salaire bu fixe du dara loo xam ne am nañ ko loolu en tant que natif de Gandiaye ban sentiment nga si am. sentiment bi nga si am mooy sentiment bu métti rek parce que tey borom kër bu jóg xëy di liggéey donc yaakaar nga bu weer dee nga am loo yóbbu sa njaboot donc la nekk ca hôpital ba exactement monsieur Diop moo ko xam donc mairie bi aussi peut-être xëy na moom santé bi démembrement wu mairie la peut-être xëy na la ca nekk ba depuis 32 ans xam nga 30 ans ñoom ñu ngi fa loola amuñu ko donc loolu du il faut pratiquement mooy li ma la wax rek ngir bu ne am na nu muy doxee man ci li ma maîtriser boo ma ci laajee dinaa ci tontu mais comme doomu Gandiaye la te lii lay métti di métti keneen moom mooy métti donc saa ma méttee xam naa ki ma jege ki ma war a jege pour mu leeralal ma parce que bu la dara métti te leerloo ci aussi yaa ngi sonal sa bopp bu la dara métti da ngay jege ki la mën a leeral mu leeralal la bu boobaa xëy na la doon métti dootu la métti donc loolu daal laa am lu may tontu ci moom nga si tontu aussi ñu amoon tamit ma des si dispensaire ba léegi
ñu amoon problème mu ambulancier yëgoon nga ko loolu fu mu toll. waaw dafa mel ni problème boobu saafara nañ ko. waaw parce que dafa mel ni. waaw xam nga ma laajte de. waaw dafa mel ni c'est parce que yaa ma ne. amoon nañ problème mu ambulancier. bon su ma tàmbalee foofu am na ambulancier bu fi nekkoon. bu fi nekkoon aussi peut-être xëy na am na lu mu doon jot. ñu dem ba à un moment donné mu gis bon bénévole la woon. mu gis leneen lu gën la mu doon jot fii. mu bàyyi loolu dem foofa loolu moo waral. kon au lieu nga baal ma au lieu mu nekk ne li muy jot a ko doy dafa gis lu gën loolu tax mu bàyyi ko dem. absolument man mii fu ma nekk su ma gisee lu gën loolu dama fay bàyyi. xel nangu na ko bu dee loolu xel nangu na ko. waaw bu dee loolu xel nangu na ko. kon jot na aussi ñu am keneen ku war a mën a assurer. absolument loolu d'ailleurs ci à ma connaissance. je pense que ci budget bii nii ñuy voté tout récemment dugal nañ ci salaire u ambulancier bu bees bi. ci budget bi. salaire c'est vrai bëgguma xam salaire bi ñaata la mais yaa ngi ko budget rek sama xel dem ci budget bi buñ ko doon tënk tey budget Gandiaye ñaata la toll. Bon à ma connaissance donc bi ma budget Gandiaye c'est pas colossal. donc lu tax mooy Gandiaye amul ay recettes yu bari yoo xam ne maanaam li ñu am ci recette ci marché bi lay jógee. marché bi donc Gandiaye du commune bu am xaalis comprendre nga donc te comme ni ma la wax rek man damay am à peu près dama lay mën a tontu à peu près ci niveau bi may toll. donc mais au fond des choses il faut nga approcher ñi nga xam ne ñoom ñooy les spécialistes de la chose. donc man li ma am pour di la tontu mooy gis nga lépp loo xam ne xalaat naa ne lii ne dina jëm a maire kanam wala dina jëm a commune bi kanam loolu lay conseiller maire ci domaine boobu lay wax ak maire ci loolu laa koy conseiller su may te moom neewu fii du tout le temps la fi nekk man maay nekk ci dëkk may dox may constater may gis may dégg lépp lu ma dégg na lii nag war na koo mën a jariñoo pour commune bi man danaa ko possible te nit kuy déglu la boo ko waxee lu neex a dégg. waaw lu xel nangu da koy jëfe comme ni nga ko waxee Gandiaye bëriwul ay recette waaye est-ce que tamit mairie bi donte Gandiaye bëriwul ay recette bi muy tiré ci marché bi ak yeneen bërëb yi yu mel ne antenne yi fi implanté wu di fay ak yeneen chinois yi nekkee ak yooyu noonu mais bu mooy fay fonction ñuy liggéey ci mairie bi recette bi bu mooy fay ñuy liggéey ci mairie bi est-ce que ñu ngi ciy def yeneen yu mbir aussi. waaw parce que tey boo xalaatee ñun en 2014 bi ñuy yàlla di dénk mairie bi maanaam fa Gandiaye ne woon ak fi mu nekk tey moo ku waxal yàlla xam ne am nay jéego te jéego yooyu nekkul la ci poche la jóge woy poche doomu Gandiaye mooy recette bi nga xam ne moom la nit ñi dafay juuti moom la ñuy jël di ko yóbbu trésor bu ñu amee lu ñu war a defar ci dëkk bi moom la ñuy def dem jëli ko trésor dugal ko foofu te xaalisu trésor lu leer moo koy génne. foofu la merci chinois yi évoqué naa ko léegi projet boobu nu mu demee. waaw projet bi bon ñëw na chinois la ñëw créer projet bi fii ñëw wax ak waa mairie donc la taxoon waa mairie octroyé ko terre boobu pour mu def usine de transformation c'est parce que ay doomu Gandiaye mën fa liggéey ay jigéenu Gandiaye donc des fois da nga gis maire bu xëy suba ba ngoon du récolter au moins 1000 francs ci la muy jaay te au moins au minimum usine boobu tàmbalee peut-être lu ñu mën a jël waaw lu ñu mën a xayma ci ñu fa war a mën a liggéey war na mot 70 femmes à raison de 50 000 francs par mois waaw donc déjà xam naa femme bu ci liggéey di am 58 000 par mois donc dana la jariñ parce que mën nga xëy ci marché bi mën nga yendu toute la journée doo fa am maanaam boo divisé 50 000 yi doo boo ko divisé par 30 doo am lu am donc léegi fi ñu nekk loolu moom dañ leen ko may dañ leen ko aar wala dañ leen ko jaay non te terrain kenn du ko may la muy doon mooy yëfu dëkk bi la commune bee ko moom buy porté buy rapporté commune bi day rapporté donc fa mu implanté wu noonu donc saa wu commencé liggéey dina fay day fay mairie bi te buy fay mairie bi ci commune bi lay dugg te bu ko fayee day dellu trésor trésor lay dellu loolu du sax xaalis bu ñuy encaissé waaw du ñuy encaissé directement trésor la jël mairie bi ko soxla dem def ko ay travaux yoo xam ne ci biir dëkk bi la ci commune bi la jëmaat merci macha allah defe naa ne loolu leer na juste rek ba ma ko permettre
comme wax nañ ci chinois yi wax ci dispensaire bi hôpital bi santé yi fu mu toll. waaw tout récemment nag bi ma fiy mujjee pratiquement les gros œuvres defe naa ne ñu ngi koy terminé. ñu ngi koy terminé ñu ci phase de finition daal. waaw bon phase bi parce que d'ailleurs ci li ma xam. ministre waroon nañu xool ci fi liggéey bu toll. waaw. après ñu ngi ci ñëw ci kanam tuuti mais juste ñu dem ci wàllu sport bi parce que tamit gis nañ ne coupe du maire ba léegi mënaguñ koo jouer problème fu mu toll fan la. non man gis problème. gisoo ci problème parce que boo gisee mën na la problème bi fan la parce que jeunesse bi ñu ci bëri boog dama la ñuy lire à travers Facebook ñu ngi postuler ñu ngi wax ñu ngi yuuxu fii nii ma yaakaar ne kon am na loo xam ne benn manque d'information la entre ñoom ak seen maire voilà ni mu doon déroulé da ko demeetul voilà parce que en tant que conseil spécial du maire aussi defe naa ne lu waay yëkkati jëm si mu jëm si maire muy lu baax ak lu bon yëpp da nga ko yëg n'est-ce pas kon yëg nga ne coupe du maire jeunesse bi ñun am na si ñoo xam ne ñu ngi taxaw di joytu le fait que joué guñ ko. vous êtes au courant de ça. je suis au courant de ça. qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc li ma ci mën a wax mooy. daaw ci heure bi ci moment boobu noonu avant bay coupe du maire. même wax yi ñoo doon am. avant ñu ko joué. avant ñu koy joué. même wax yi ñoo doon am jeune nag moom ak li mu bëgg mënoo ko tere. yaa ngi dégg mais coupe bi du coupe Gandiaye coupe du maire la ñu wax. coupe bu maire. coupe du maire oui. yaa ngi dégg mais coupe bu maire aussi jeunes yi ñoo ko moom li tax jeunes yi ñoo ko moom mooy loolu dafa bokk ci la ñuy voté ca biir mairie ba kon coupe du maire même bu ko maire. kon budget bu ñuy voté la alloué ko à la jeunesse. à la jeunesse yaa ngi dégg mais comme coupe du maire nit ku nekk tey su ma sañoon tey may man suba damaa bëgg a añee ceebu jël. su ma joxee suma dépense bu pare dama ko bëgg a fekkee. mais day fekk moom waaw day fekk moom temps mun na toog fekkee ceeb bi mais su fekkee ma liggéey du ma ko loolu li ci doon mooy chaque année que Dieu fait bu ñu ñëwee bayu coupe du maire di nga dégg ay coow mais jour coupe ba bu passé da ngay kontaan parce que ñoom dañuy kontaan lañ ci doon wut lu ko raw lañ ciy am. mais est-ce que tamit boo woon ñi nga xam ne ñoo géré loolu waxtaan seeg ñoom est-ce que ñoom compréhension du am ba yenn wax yu bëri yi. waaw léegi li mu doon mooy. maire ak ki nga xam ne mooy président zone. ñoom ñu ngi déggante ñoom ñu ngi. kon ñu ciy wax waaw parce que comprendre ñu maire ak carré ci boppam. muy président zone ñoom ñaar xam nañ niveau bu ñu toll. leneen lu ci waay di wax sax da ngay wax peut-être xamuloo mais jegel carré. ñaata xam moo lay wax la wala appartenance wala yeneen. non je sais pas parce que fu Gandiaye fii amul appartenance ak appartenance ñun ñëpp Gandiaye la ñu bokk moment bii nii amatul affaire politique affaire Gandiaye la ñuy wax dégg nga wax bi. nga xam Diop. waaw nee na moment bi amatul politique. non affaire Gandiaye la ñuy non wax affaire Gandiaye la parce que dès l'instant que c'est la. mais des fois tamit di nga calcul politique dafa am ci lu ne de. est-ce que waaw d'accord je sais. am ñoo xam ne luñ cuub ba mu naaj ñu wax si benn décoration. waaw nangu naa loolu mais li ma mun a xamal mu leer mooy. ñun moment wu élection wala moment wu campagne dañ koo dépassé. xam nga ban moment lañ nekk moment wu liggéey Gandiaye. lépp loo ñëw ci wax ci affaire bi. affaire bu liggéey Gandiaye la donc affaire coloration politique. dépassé ngeen ko. waaw nekkatuñ ci loolu. veille campagne nag dinañ politique mais moment yi affaire bu liggéey Gandiaye moo ñu intéressé lépp loo bëgg waxtaanee ci liggéeyu Gandiaye boo ñëwee toog dinañ ko waxtaanee. incha allah lépp loo bëgg waxtaanee ci liggéeyu Gandiaye su ñuy toog ngeen waxtaanee ko seen relation ak as mooy. as ànd soqali Gandiaye ak Sombe parce que defe naa yéen a ànd liggéeyandoo ba yegg si kaw mairie. waaw as mouvement la boo xamee ne Abdourahmane Soumaré ak ay ñoñam ñoo ko créé woon au début mu ngi tuddoon ànd soqali ak Sombe je pense mais à la fin ñu changé ko nit ku nekk nag da ngay mag moment boobu dañ bëggoon booster Sombe pour ñu fal ko mais nag dañ dem ba benn moment boo xam ne peut-être personnaliser affaire bi daf loolu dootu leen arrangé ñu créé seen mouvement boo xam ne peut-être nit ku nekk nag am nga loo bëggal sa bopp du dëgg même bu ñu bëggalee maire bi aussi même bu ñu bëggalee maire bi ku ci ne bëgguloo kenn joxel la dépense du dëgg mouvement bi ñi ko sëq yëpp ay rakku Songe la ñu la tax mooy raxam ma ko créé xaritu Pape Samba la Pape Samba mooy benn genn wàllu Pape Samba xaritu raxan la depuis temps boo ñoo ànd ba ñuy ànd xalaatuñu woon ne Pape Samba dina toll ci station bi mu toll raxan toll fi mu toll donc yàlla moo leen boole à bas âge ñu ànd
ñu dem ba à un moment donné magu Pape Samba di politique kële Rahan il n'est pas politicien peut-être xaritam kat ci lu sa xarit dugg nga dugg ci nan la mën a jàppalee xaritam mooy mu créé benn mouvement boo xam ne daf koy dooleel donc mouvement boobu looloo taxoon Rahan créé ko ñu jàpp ci ànd ak xaritam Pape Samba nga xam ne c'est des inséparables donc mouvement bi looloo ko taxoon jóg ba tey looloo ko tax a jóg le maire a fait ci moom EDK yi Demba Ka ci boppam c'est un ami au maire mu wax ko ne Gandiaye dafa war a am station mu waxtaan ak moom ba kooku dafa am station bi Gandiaye station bi maire moo ko fi waaw. léegi maire moo fi indi station ba tax jakartaamaa yi dematuñ Kaolack. jënd essence mais tamit def naa ci reportage ci jakartaamaa yi ñuy joytu benn traitement de faveur bu ñuy defal ñenn si ñoom bàyyi ñeneen parce que dañ la ñuy ramasse des fois bu kii fayee ñaar dërëm kii fay ñetti dërëm bu weer jotee au lieu que ñuy fay 1500 ñi fay ñëpp fay 1500 ñi dañuy fay tuuti ñi fay lu bëri différence boobu traitement boobu. bu ñu si lu toll ni mairie boo xam ne ñëpp a ko comment dirais ñëpp a ko bokk ñëpp a ko bokk. waaw loolu maa ngi koy doog a dégg di ci yow. dem naa si reportage nag. mu ngi fii te ñi ko doon waxee aussi nëbbuwuñ. dañoo taxaw face aux caméras mu wane ne li ñuy wax sax ñoo leen jox ñor na leen parce que fekk na ma def sama reportage ba waaj a dem mais ñoom seen bopp ñoo ma wane daa am lu ñuy joytu ko nii aussi boobu ba léegi. xam nga mbir bu ne boo koy joytu da ngay dem fa mu safee nga joytoo ko ñu fompal say rongo. mais bu dee am na bu dee loolu am na. non bon bu dee am na. donc bu am xam nga tey association bu officielul rek donc doo am doole du dëgg. association day officielle pour mu am doole am un président après am bureau nangam bu fekkee ne am na lu anormal loo xam ne lii ñu ngi leen koy teg te bugg leen ko ngeen wax bureau bi ñu dem doxi loolu. jakartaamaa yi def nañ association nag ngeen mën a def. du dëgg jàkkaarloo gars yi waaw. parce que tey parce que ñoom nga baal ma mais day mel ni ñoom dañuy boo ñëwee da ngay affilié maanaam da ngay inscrire chaque mois aussi tu payes donc war nañu mën a am fu ñuy dajee ñoom seen wax loolu lañ doon joytu boo xam ne aussi bu ñu fa dajee comme genre gare lay doon wala yooyu parce que si naaj bi laa leen fekkoon ñu taxawu affaire bi ci soleil bi tiim la ñoom yooyu ñu joytu naaj bi joytuwaale li nga xam ne mooy traitement de faveur yi ciy am en tant que conseiller spécial du maire xam naa boo porté kii boobu combat boobu envers le maire ñoom dañ la si remercier carrément. dinaa la wax benn mbir boo xam ne man maa tax mu am man dañuy jóge Dakar di viré si di dem Kër Maire bi ñëwee ba ci bopp koñ bi fa la booy gaare il a fallu que dama taxaw man maa doon dawal oto bi dama taxaw bi ma taxawee booy ñu ngi baare tali bi maanaam fi ñuy gaare quoi pour nga jàll di dem Kër Maire dañuy occupé voie bi il a fallu que dama stoppé booy xawal ma après écarté ma doog a jàll bi ma jàllee ma dem déposé maire ba pare retourné di dem suma kër bi ma ñëwee ba foofu damaa taxaw ma ne booy moo wax leen nuyu leen comme su booy yëpp samay booy lañ ñu leen di ngeen di mun di rangé wu benn côté mu ne non côté bi dafay am naaj affaire yooyu le lendemain laa leen daajal zinc bi njëkk am foofu mën maa ko daaj zinc bi fi njëkk am avant ñuy def seen tabax boobu fii nii booy dem bitu Samba mooy bi nekk en face bitu Samba Koli bi ci wéeru ci Sonadis zinc bu fa njëkk def mën maa ko daaj man maa dem jënd jox leen ñu jëndi zinc ñu daaj ko te boo leen ko laajee ci caméra lay wax dinañ la ko wax donc li ñuy wax traitement de faveur dama leen ne mbir bu ne dañ koy structuré mbir bu officielul mënul dox tey ñoom jakartaamaa yi dañ leen di fayloo ay tuuti je sais pas dañ leen fayloo lan dañ leen di fayloo lañ leen di fayloo ña leen koy fayeekuloo ñeen def leen seen association bu am lu officiel ba toog am ku leen di kaasal am ku leen di defal nangam mais xoolal ma ne gaynde sax bu duggee ci àll bu gisee ay kéwél yu bëri kéwél bi def dem côté boobu lay topp mais du topp groupe bi voilà koy bantu tak mara bi bëri bu moytuwulee ànd ak cere kese loolu la kese mbir boo koy def da nga koy officialiser da nga koy formaliser ay dawalkati Jakarta ci loolu la ñu yore seen kër te duñ kenn nit c'est un ensemble de personnes ñooñu nag war ngeen mën a daje vraiment fal seen bureau def seen président ba lu ngeen soxla maanaam au moins jaar ci kooku mu réglé ko moo gën kaas yi ci mbedd yeeg affaire yooyu te du faj aussi l'emploi des jeunes loolu wàllu emploi des jeunes jàppale ndaw yi ñu am ne bon xam nga tey ci contexte boobu li ma la mën a wax mooy Gandiaye ay étudiant la gën a bëri ay liggéeykat Gandiaye ay étudiant la gën a bëri ci ay liggéeykat keroog jox naa la benn nombre ne 45 mais ëpp na loolu
ñaata la. mënuma la xaymal exactement mais mot na 70 personnes wala 70 wala 80 étudiants yoo xam ne ah dañ leen may ay bourse ISEC. ISEC ba licence 3 du ñu fay bari ko dem tout récemment seen étudiants yi seen journée d'intégration dégg nga la fa maire def may na leen 10 000 tickets jox leen 1 million de francs. kon problème mu loyer yi ñu amoon c'est déjà. jox na leen 10 000 tickets ak 1 million de francs. lii ma nag boo liiree ci boo xoolee ci Facebook bi di nga ko gis. non yaakaar naa dara du la jaral nga toog si face caméra di wax loo xam ne mooy loolu. waaw donc kon maanaam li ñu def man dama koy def parce que samay doom ñu ngi université dama koy def parce que doomu Gandiaye la dama koy def parce que Diop le maire nuyu naa la waxuma Pape Sonk nag Diop le maire. dama koy def parce que samay doom ñu ngi université dama koy def parce que doomu Gandiaye dama koy def parce que peut-être yàlla wërsëgal na lu ma ko mën a defee. mënoon naa ko def feneen mais du ma ko def parce que foofu noonu ñu jaar maire dafa jaar sonn fa lool su fa gisee ñu fa ne ñu war leen mën a dimbale ci loolu ñu dimbale leen ko. ah jërëjëf xam naa ne bala ñoo tàggoo rek monsieur le maire mu ngi waajal candidature pour sa session. ça dégg waaw pour mu doonaat candidat. ma ne yow li ma lay xamal mooy nit ki boo amee aawa sax yaa ngi wut ñaareel voilà. léegi waaw est-ce que tamit bilan mun na ko falaat. kan ci bilan xam nga mbiru fal du ci bilan. du ci bilan mais moom tey bu doon bilan mooy fal est-ce que bilan waaw bu fekkoon ne maanaam tey bilan rek mooy fal. bilan fal na. boo ko doon jox note sur 10. moo ko doon jox naat 9,75 sur 10. ah maa koy wax. 9,75 sur 10 waaw. conseil spécial du maire da nga moo ko ñemee joxe ah. waaw 9,75. Est-ce que kon ñi seen kër doon taa si nawet beeg yooyu noonu waa ndama bi ñu dëkkee si ndama bi noonu parce que boo xoolee fi ndox mi doon dem lu si bëri dañu ko xawoon sëkk avant les élections yaa ngi fàttale ko. léegi te xam nga ne ndox aussi fu muy toog fu ne boo ko sëkkee rek mu dem feneen yaa ngi gis est-ce que yaa ngi xool corrélation bi am si sëkk ndama bi ak inondation yi wala tombé la. xam nga ndoxu ren bi moom. ku ci bëgg a wax inondation rek da ngay tooñ. da ngay tooñ xam nga da ngay tooñ c'est pas Gandiaye c'est dans tout le Sénégal foofu mbiru yàlla la ñu ko bàyyi suñu bopp. waaw. léegi poids par rapport à ses adversaires. Le poids du maire par rapport à ses adversaires. bon maire man yow fii man gisuma adversaire. am na de c'est possible bien. non bu la neexee mais man gisuma adversaire bu maire. léegi mën naa di citer ku ma la tuddee nga ko lu mu ko doole. waaw non boo ma tuddee fekkee su ma xamee ne adversaire la naa la waaw kon gis nañ ne commune bi daal amul kenn koo xam ne nii taxaw na pour barrer ko la route. yow bu fekkee ne adversaire am na ko. wax ma ko. déet yow conseil spécial du maire yow. non man gisuma adversaire sama kanam. gisuma fi nga jëm nga xam. waaw fi ma jëm laa xam li may def laa xam gisuma keneen ku may barrer la route. waaw. Gandiaye Info TV ñoo ko gisandoo monsieur Omar Diop la woon nekk conseil spécial du maire nekk agent d'administration gouvernance bu Kaolack. monsieur Omar Diop émission bi mu ngi jëm si jeex xam naa bala ñoo tàggoo rek ñu bàyyi la nga def sa mot de la fin loo xam ni peut-être am bu nga ko yóbbu si ñu lay gunge si wàllu politique sa ay militants ak yeneen ak yeneen. waaw li may def li may xamal nit ñi nga xam ne pratiquement ñu ngi yëngu ci politique di yëngu ci lu defar gox bi donc Gandiaye ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko moom dañoo bëgg mu jafe ka ngay woowee adversaire ak man mi ñun ñëpp ñoo dëkk Gandiaye te ñun ku ci ne ku ci yeew rek da ngaa bëgg sa Gandiaye taaru ñoom ak ñun nag ñëpp dañoo bëgg defar Gandiaye rek ki bëgg ak ki téye ñoom ñëpp a yem Gandiaye lañ bëgg mu taar waaw vision ñooy wute donc mais ñoom ñëpp Gandiaye lañ bëgg mu taaru rek waaw. nga baal ma tuuti sama xel ma si fàttali complexe bi. complexe gestion bi dama si ñëw. gestion bi bon dañ ko dénkaane. am nga si satisfaction. bon pratiquement xam man maîtriser wu ma carrément gestion complexe bi. mais dañ ko dénkaane woon waaw. dañ ko dénkaane woon mais finalement je pense que mairie bi jëlaat na ko. nangu na ko. nag jëlaat na ko daal. jëlaat na ko dafa am santé jëlaat ko wala yaa des quoi. loolu nag bon ci niveau ña ko dénkaane woon ak ña ko jël lay nañ. mais sa mot de la fin defe naa ne jàll na. waaw sant yàlla sant yàlla. ok jërëjëf kon sëñ bi Diop ñu jaajëfal la parce que yàgg nañu bëgg a dalal ku féetoo maire mu nekkoon ay jafe-jafe mais bañ ci jokkoo bi wax dëgg fa yàlla yombalal nga ñu ko te mënoon nga ñu ko jafalal mënoon nga ne du ma conseil municipal wala yooyu noonu mais bañ ñëwee jooytu la ko da ñu ko nangoo kon aussi loolu dañ la si remercier di la wax aussi
ñun moom lii doom lañ fi nekkee des fois nit ñi dinañ am seen i jooytu indi ko mais aussi day baax ñu toog ñi nga xam ne ñoo war a mën a xam solution yi wala fi problème yi ne ñu jàkkaarloo askan aussi joxe seen gis-gis lu nekk ak li ko waral parce que loolu su ne yaakaar naa am na cause aussi am nañ satisfaction si daje bi tey juste ñu laaj la benn mot bu ndaw rek mooy loolu wax si Gandiaye Info. waaw c'est que li may njëkk a wax rek mooy ñaanal la mu yokk parce que Gandiaye manqué woon na pratiquement foo xam ne au moins dinañ fa mën a exprimer au moins pour que sudul moment politique rek doo sànni message sinon que ñu nekk ci réseaux sociaux di waxante yenn yi rafet xam nga muy ka koy wax ak ki koy dégg rafet li ñu mën a def mooy suñu gox bi li ñu bëgg mu jàgg ba képp ku am xalaate ne lii war na ko mën a jagal rek war na ko mën a defar bul xeeblu sa bopp parce que doomu Gandiaye nga te Gandiaye bu rafetee ñun ñëpp la jagal donc ñun ñi téye manette bi di ko yëngal ak ñeneen ñi soxla manette bi yëpp dañoo bëgg a defar Gandiaye nañ ànd defar suñu dëkk bañ a xiiroo bañ a naayoo. bañ a xiiroo bañ a naayoo Gandiaye benn bopp la.